وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل amal ko ba di ko jeexal nii ñu ko ciy sant bu baax waaye di leen xamal ne daal ñëw ngeen seen kër wàcc ngeen ci seen barab leneen lu des ci li nga xam ne moom lañu waroon a def ci ñun ñii doon dalal te war a taxawu la waaye yéen bi ngeen xisee ñëw rek ma leen waroon leen war lépp def ngeen ko kon ñu sant leen bu baax ci loolu di sant it mbokk yi nga xam ne ñoo jàppalante ak ittihaad bi ba jataay bii mën a am te jaare ci sëriñ Maxtaar Babou Cissé ak sëriñ Ablaye Mbay ak mbokki caay fan yi ñu àndal li fay ñëwee dinañu gën a ñëw ci détails yi yéen nit ñu leen di wax ne dal leen jàmm fii ci Touba di leen jotalit nuyoo kilifa yi tey am dog lu ngant boo xam ne dinaa ko leeral daanaka bii ci guddi bi ñuy tënk jataay bi la mbokk yi door a wax. ñu ngi leen di félicité vraiment wa jazakumullahu an alquraan xayran nañu ko ne liggéey bi taxawut nag nañu wóolu bu baax ngeen am confiance ci ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp kenn ko ne li ngay def moom la sa morom def kon nañu am confiance ne yow li nga xam ne sañoo koo def ak li nga yéene ci daara moom la Tahirou Fall yéen moom la Adama Seck yéen Tahirou Fall lépp lu mu def boo ko gisee ak boo ko gisul loo mën dégg jàppal ne daara lay liggéey kenn ku ne am pas-pas boobu ci sa morom ñu rafetal sa njort soo amee looy laabiré sa morom nga jëmale ko ci moom bi kulli ihtiram loolu suñu ko defee dinañ dem ci kanam àddina bi ñu nekk àddina booloo la àddina bi gis nga même ñii sax nit ñuy ëpp doole yëpp gis nga da nga mujj defar fédération réew yi mag yi sax dañoo mujj boole seen bopp nekk ay union àddina bi ku àndul ak ñi nga bokkal mbir sànku nga kon loolu ñu leen ci woo baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. koo xamante ni ndimbalu tay la ak ndimbalu ëllëg la ñun nag ñoo ngi ziar di nuyu tamit mboolem kilifa diine yi nekk ci gox yépp di ziar ci jilsa bi Serigne Tahirou Fall mi jiite mbooloo mii nga xamante ni moom la yàlla teg ca kaw tan ànd noon ñun ñëpp jël liggéey bi teg ko ci loxoom di ko ñaanal moom tamit suñ borom may ko ndam suñ borom tamit bu ëllëgee bu taxawee ca kanamam masuliye bii ñu ko dénkoon mooy responsabilité bii bu ko dee jébbal yàlla bu ci am lu ca raaf te ñun ñëpp tamit yàlla nattooñu loolu tamit ñu jël ay masuliya ci biir ittihaad bi bu ëllëgee buñ dee jébbal yàlla sunub liggéey yàlla bu ci dara raaf nuyu nañ tamit Serigne Makhtar Cissé Babou mi nga xamante ni ci farloom akub liggéeyam akub jàmbaaram akub yéeneem bu rafet ci la yootu def insha allahu taala wasalaamu ala man itabi'ul huda. fédération du Bawol Matar Dieng jiitu ko mi ngi nii ci ginnaaw toog ñetti fan yëpp mi ngi fi pour wane ne moom itam gëdd bi nga xam ne moom la jox jotaay bi ak gëdd bi nga xam ne moom la jox liggéey bi. loolu parce que bu ngeen gisee sax ñoom teewuñu fi keroog wax naa ko ne laa leen caayil fan léppam daf koo jàpp jox ñu ko kattanal ñu ba pare nag wóolu ñu bàyyi ñu terrain bi ñu liggéey lii nga xam ne nag moom lañ fi def ñetti fan yi dafa di loo xam ne lii ñun dafa bokk ci suñuy ponk parce que muy juróomi fédération yi nekk ci Sénégal yëpp ku ci nekk da nga am benn volet boo xam ne moom la ñuy wax éducation alternative maanaam njàng mi yemul ca l'école français ba rek njàng ba dafa law ba ci yeneen daara ak yeneen domaines yi nga xam ne fa la gune gi nekk te war a jàng yooyu yëpp ñun dañ koy saytu di ci dugal suñu loxo moo tax bi ñu ooyee ci lii ñu sawar ci trop xam ne génnul cadre bi nga xam ne ñun ci la ñuy liggéey leneen li ci topp mooy dafa am sax loo xam ne jot nañ ko cee liggéey balaa liyee taxaw ci biir fédération yi nga xam ne moom la caay fa di jàppale ñu jot a liggéey ci benn daara boo xam ne fu nekk mën nañ ko faa wone daara booba dañ fay jàng alxuraan dañ fay jàng français
di fa jàng làkku réew mi di fa jàng aussi métier boo xam ne bii xale bu demee ba egg fa nga xam ne bii war naa mën a am métier mu génnaale fa métier kooku defe naa benn la ci modèle yi nga xam ne war nañ ko mën a capitaliser neewu ñun nag modèle bu baax la mais nekk na modèle boo xam ne mën nañ cee inspiré wu pour bu ëllëgee kuy defar itam nga xam fooy commencé ak fooy teg sa tànk am na fii ci mbooloo mi sax alhamdulilah rabbil alamin ñoo xam ne ñi jot nañoo ñëw ba xool loola ñuy liggéey foofu alors moo gën a yombal sax suñuy relation parce que comme ni ma ko waxee rek yéen ñi ak ñun benn lañu ñoo bokk fu ñuy teg suñu tànk alors telle sorte en calmina khalife général gonɗo ɗo e nder Touba mo ganduɗa ko khalifa l'islam fof eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen ndewno ɗon calminali min e dendagal khalifaɓe wonɓe e nder leydi Sénégal so ɗum ɓenni o ñalawma ko ñalawma weltare mawde hande e ko rendinno en ɗo holko rendinno en ɗo rendini en ɗo ko yidde wadde juɓɓudi mawdi ko faati e deftere Qur'anil Karim eɗen gandi juɓɓudi waɗanoma ɗo e leydi he kono jiɗɗen ko yuɓɓinande koye men enen wonɓe e nder golle ɗum woni ko oustaz wono président Lamine Fall haali joni wonde dendagal Sénégal hande ari ɗo kala jangguinowo Qur'ana ari ɗo wonno fandare ko dendagal département yo ɗiɗo tawtore wona Sénégal fof rendi ko temedde ɗiɗo neɗɗo wonno fandare en keeɓi temedere capanɗe nayo e jeetato ene wayno en keeɓi ko ɓuuri hewde ko ngam wawde yuɓɓinde juɓɓudi ko fawti e jangde Qur'an kon ñu jox président Tahirou Fall mu jottali kàddoom incha allah jëmee ci mbooloo mi. kon nag association bu taxawul rek yaa ngi bàyyi fédération bi daanu ndax ay association rek la ñuy dajale kon nag ñooñu ñëw di liggéey bu rëy boobu ci li ñu def ci biir Touba ci wàllu organisation bi du yomb ñu tudd Serigne Khady Diakhaté ndax jege gu mu ñu jege waaye ñàkkul du ñàkk itam ñu war koo tudd Serigne Bass Habibou Serigne Moustapha Diop mi ngi fi woon ànd ak ñun ci atelier yi ak lu baree bari ci membre rabita bi ñoo xam ni sax wax dëgg yàlla xam nañu xat-xatu jamono waaye seen taxawaay rafet moo tax ñu di ko tudd kon ñu ngi leen di tudd di leen wax jazakumullahu xayran waaye dara bettuñu ci nag ki nekk Serigne Daara nekk ci dëkkub Serigne Touba di taalibeb Serigne Touba ñuy liggéeyal alxuraan nga jàpp ca danañ la sant de waaye duñ ko nag def ngan gi nopp nag loolu du nekk lu ñu jaaxal kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax noonu rek la war a mën a demee ndax ñun ñëpp benn lañu alxuraan ji ñu bokk jenn la li ñu gëm lenn la daara yi ñu donn di ko def ñoo ko bokk ñun ñëpp kon ñu ngi leen ci sant bu baax ci taxawaay bi ak woyafte gi ñu ànde ak ñun bi ci topp mooy sant suñu partenaire Child Fund xam naa seen tur wi moom sëñ daara yi dañoo mënta tudd yenn façon tur yi anglais yi moo tax ñëpp dañ naan ni ñi sant gaañu suñu partenaires yi rek waaye du doyadi gu ñu am ci yëg-yëg bi ñu am ci yéen wax dëgg yàlla danañ leen sant yeesal ko insister ci ba ñëpp xam ni sant nañu waa Child Fund ak seeni ñañuy àndal di partenaire ak ñay liggéeyanteeg ñoom ak démembrement wu liggéey ba lu mu yaatu yaatu Thiès Bawol Mbour Ziguinchor Dakar ak ñi leen di toogal ci bureau yi di leen tegal ci yoon wi Aline Sarr ak sëñ Fall ñi ma ci xam comptable yaak ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que gis ñu ci ñoom loo xam ni daanañu naqari ci ONG yi loolu tam message la ONG yëpp na yëg ni ñun bañuñu benn ONG waaye ni ñuy doxe su niroo woon ak ni Child Fund di doxe kon ba tey lëkkaloo nañu ak ONG yëpp ñun suñu problème lan la dafa am lu ñu donn war koo sàmm def ci nag suñu bakkan muy alxuraan ji lu ñu am dañ ko cee fas yéenee def ku ñuy xañ na nga ñu xañ te bàyyi noog moom lu waaye am jëlal boo bëggul suñu alxuraan ji ñun loolu lañ yàlla binde mooy suñu nattu mooy suñu ndono ku ñëw nag te wan ñu ni gëm naa ko ni ngeen ko gëmee mën naa leen a bàyyi ngeen xalaatal ko ni ngeen ko bëgge ak ni ngeen ko mane su ngeen juumee yéen la bu ngeen tegee ci yoon yéen la
mais ñun dañ leen di jàppale pour ngeen def ko dama ni loolu c'est une première ci Sénégal gi mosu fee am bu ñu leen santul ndax jëf ju rëy ji sax rëy na war nañ leen cee sant waaye defin wi moo ko gën a tumranke defin wi kaay ma dimbali la te du ma la jox benn sart loolu doo ko gis fenn ci ñi fiy wër di def kon nag na ñépp xam ONG yi ni fédération bi noonoowul ay ONG li mu nanguwul mooy ku ko imposer aw doxinam parce que ay gor lañu ay jullit lañu ay intellectuel lañu xam nañu li ñu yor mais xëccoo beeg wax ju yàgg jeeg du dara lu dul bëgg lu baax rek ñun duñu ay noon ay mbokk lañu ay soppe lañu ay mbokki jullit lañu yàlla boole nañu ci alquran kon nag lu werante wi yàgg-yàgg ak lu wax ji xaw a jóg-jóg kaw dara du jubluwaay bi lu dul bëgg a génne loo xam ni dafay refléter région yépp te loolu rek lañ bëgg fédération bi li mu bëgg mooy am document boo xam ni région yi Sénégal yépp dañ ci feeñ ni Moustapha Wane taxawee fii làkk tukulóor xaal pulaar ma gis pulaar yi di def nii man maa ngi kontaan te xawma ci li muy wax lu bari mais maa ngi kontaan parce que li muy wax noonu lañu bëggoon kenn ku dégg Mandanke ñëw wax keneen ku dégg nangam Saraxole ñëw wax parce que fédération bi noonu la bindoo mais bu xajul ci waxtu wi ñu comprendre ni loolu dong lañ ci jublu kon diversité boobu nañu ko sàmm waay alquran amul frontière alquran amul xeet alquran téereb suñu borom la ku ko gëm di ko jàng te di ko jéem a góorgóorloo jëfe bokk nga ca kenn mënu la caa génne mokkal alquran taxul nga moom alquran yonent bi muy tagg ahlul quran la wax ahlu nag lépp a ngi ci biir ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu ki ci def alalam di ci def yéeneem di ci def ñaanam ku ko ci mën a génne ci ahlu bu doon xuffaadul quran wala xamalatul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu kon ku mokkalul doo bokk nañu yaatal te yaatal gi am na ñu ngi leen di sant bu baax ci loolu li ne suñu kanam nag mag bu waxee fa mu war a waxee daa war a xam ni nag yeew na boppam wax nañu fi ñu war a waxe mooy daje bureau exécutif bi ñu jiite de Adama Seck ngi sama loxo ndijoor li may wax maa ngi moom ñoo koy ànd guddeeg bëccëg di ko dox wóor na ko ni suñu yitte ji gënoon a rëy mooy dajale fédération bi ñu joxe seen xalaat fexe nañu pexe mu ne te li ñu tayeelloo ci lu bari mooy ñàkk fédération bi ñàkk a daje wax seen wax parce que fii ak daje wu ñu wax seen kàddu ñun du ñu am sax kàddu gu ñu war a wax buñ ñu invité sax du ñu mën a dem parce que boo demee looy wax réellement boo waxee lu mu rafet sa xalaat la ku fi dem ci invitation wax ak média yi boo waxee lu mu rafet sa xalaat la waaye pour am xalaatu fédération bi il faut liggéey bii ñu def pare ba mu nekk këyit su boobaa ku am dem ci rajo communautaire mbaa nga am télévision mbaa nga am mbokk mbaa nga am journal demal siiwal ko fa te boo koy wax neel maag samay mbokki sëñ daara yi ci Sénégal yépp ñoo daje tëral lii mi ngi nii loolu ñu jàpp ni am nañu matière pour communiquer pour wax ak nit ñi waaye itam am nañu matière pour tàmbali liggéey lii yemul rek ci yone position déedéet du ay position yu ñuy wone bil munasaba wane wuñu position passé nañu étape boobu état du Sénégal recevoir nañ ñu ci compte rendu yi ñu waroon a wax ci délégation bu ma bokk ak sëñ Moustapha Lo sëriñ Khady Diakhaté sëriñ Omar Seck bu ma fàttewul sëriñ Adama Seck recevoir nañ ñu ci waa ministre waa inspection ci Mubaadara Mahmoud Saleh ñetti ministre fekke ko bi ñu toogee ñu yëkkati këyit ni ñu état bi retiré na lii retiré génn këyit gu ñu signé ni état bi retiré na projet de loi bi kon débat bi nekkatul projet de loi bi débat bi mooy tàmbali nañu indi li ñu jàpp ni daara ca la war a doxe te nii rek la mën a demee Tayiru dugg ci ruqam di ko bind Moustapha Lo di dugg ci ruqam di ko bind ku ko fi bindoon boo ñëwee ñu wedd ko mënoo ci dara mbooloo mi ñooy daje ni nii lañ bëgg daara doxe ko ñu di ko wàcce di ko yaatal ba mu nekk programme boo xam ni mën naa dem ba daara yépp mën caa tënk mën naa dem ba yaatu ba ay réew sax ñëw di ko jariñoo waaye nañ ci def fulla def ci xam-xam def ci góorgóorlu ba résultat boobu ñu am ko ci kon ñi ngi sant mbokk yépp dellu siwaat sant caay fan mi ni jàppale ba ñu mën a amal ndaje moomu parce que nag
parce que nag nun ay sëñ daara lañu mën nañoo bëgg mbir waxuma sax dañoo ñàkkuñu yàlla jox nañu koom mu ne alal juñ bëggoon a dajale mën nañ koo dajale ci réew mi tëwuñu waaye dañuy segg duñu jël alal june di ko liggéeyee duñu ànd ak ku ne ñun jomb nañu alal ju ñu dikkal ñu jël ko duñu yàkkamti ba def ko duñu ëppal ba def ko duñu goree di ba def ko lu ñuy jël di ko def ci suñu liggéey bii lu lew lay doon lu wóor lay doon lu ñu xam suñu digganteeg suñu borom lay doon li ci des nag tawfiiqu suñu borom la yàlla nañ ko defal leen ko ñu ngi leen di ñaanal li ngeen namm di ko liggéey ci xale yi yàlla may leen ko ndax ñoom ci xale rek la ñuy liggéey te boo waxee xale moom mënoo cee. Si, moi je m'appelle Alpha Faye, je suis le secrétaire général de la fédération Féliouk de Mbour, partenaire de Child Fund, à côté d'autres fédérations de Thiès, Diourbel, Ziguinchor et Dakar. Qu'est-ce qui a motivé votre collaboration avec la fédération? En fait, ce qui l'a motivé, c'est surtout, nous tous nous sommes au service de l'enfance. Donc, Child Fund, qui est notre partenaire stratégique, est une ONG internationale donc, qui a son siège ici au Sénégal, accord de siège avec le gouvernement du Sénégal, mais qui œuvre surtout dans le domaine de l'enfance. C'est surtout l'éducation, la santé et la protection des enfants avec plusieurs entrées. Et une de ces entrées, c'est surtout l'entrée communautaire. Parce que Child Fund est signataire avec chacune de nos fédérations d'une convention, d'un accord d'établissement pour la mise en œuvre des projets et programmes centrés sur l'enfance. Effectivement, quand la fédération est venue vers nous, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses ensemble. Parce que l'objectif étant le même, c'est-à-dire c'est l'enfance, ce qu'il faut faire pour en tout cas améliorer les conditions d'éducation, de formation et de protection des enfants. C'est donc un objectif commun. Et au niveau de Child Fund, il y a ce que nous appelons un projet d'éducation alternative. Et Child Fund même est en train d'expérimenter un modèle de Dara. Si vous allez par exemple à Mekhe, il y a un modèle vraiment qui est achevé. Beaucoup d'entre eux ont eu à visiter ce modèle-là. Et comme l'ont indiqué mes prédécesseurs, c'est vrai que ça ne peut pas être déconnecté du contexte actuel. Tout à l'heure, on a évoqué le projet de loi de Dara qui a été retiré par le gouvernement. Et c'est en tout cas pour nous une façon d'accompagner, mais également de faciliter les choses. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est presque un dialogue bloqué. Et c'est bien que la fédération des maîtres coraniques et le gouvernement dialoguent. Parce que l'objectif reste le même. Donc ce que nous venons faire, ce n'est pas nous substituer au gouvernement ou bien aux maîtres coraniques, mais c'est vraiment faciliter les choses pour que les maîtres coraniques puissent avoir en tout cas cette proposition alternative forte, en tout cas pour continuer le dialogue et la concertation avec le gouvernement. Parce que ne l'oublions pas, l'enjeu il est fondamental. L'enjeu c'est ce que nous avons tous de plus cher, c'est-à-dire nos enfants. Et l'objectif restant le même. En tout cas, c'est une facilitation, un accompagnement que nous venons donc fournir à ces maîtres coraniques. Oui, ils l'ont dit, vous avez tout à l'heure écouté le président. Eux, ils sont dans un processus. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un atelier où, par exemple, on va essayer de démarrer, en tout cas, d'établir un peu cette proposition qui sera celle des Dara pour la modélisation, comme nous disons, des Dara. C'est donc un accompagnement en termes financiers, mais aussi en termes techniques pour la tenue donc, de cet atelier-là de 3 jours. Et en perspective, qu'est-ce que vous proposez? Oui, en perspective, comme j'ai indiqué, c'est surtout un appui, accompagnement. Donc nous sommes en tout cas prêts à cheminer aux côtés des acteurs des Dara, mais aussi aux côtés du gouvernement, pour qu'en tout cas on puisse voir le chemin, afin vraiment que ce projet-là puisse voir le jour, et que nous tous, nous joignions nos forces pour en tout cas être au service de nos enfants. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour que le respect des droits des enfants soit? Oui, je crois que le respect des droits des enfants, c'est quelque chose de très important.
Parce que, de mon point de vue, le Dara n'est pas contre la protection des enfants. La première protection, c'est d'abord les Dara, parce que c'est un modèle d'éducation et de formation. Maintenant, comme toute œuvre humaine, donc, elle n'est pas parfaite. Il y a des choses qu'on pourrait améliorer dans ce sens-là. Il y a des choses aussi qui devraient être améliorées dans le modèle éducatif qui est beaucoup plus formel. Mais en tout cas, la protection des enfants, la santé des enfants, l'éducation des enfants sont au cœur de nos préoccupations. Et c'est donc des préoccupations que nous partageons avec l'État, mais aussi, je pense, avec les maîtres coraniques. L'Assemblée générale a considéré que c'est un acte de responsabilité que le gouvernement du Sénégal a posé, parce qu'ils ont compris que la loi est écrite pour les maîtres coraniques. Quand ça n'agrée pas les maîtres coraniques, la seule solution, la seule responsabilité, la seule attitude qui s'y est, c'est de le retirer. L'État l'a fait, c'est un acte que nous saluons, mais nous sommes dans les dispositions de proposer à l'État un cadre de concertation qui pourrait nous permettre d'aller vers une structure qui pourrait permettre d'administrer les écoles coraniques et qui serait que les maîtres coraniques du Sénégal accepteront et sans aucun problème. Est-ce qu'on peut dire que le document que vous venez de mettre en place peut répondre positivement à la validation? Bien sûr, nous avons pris en compte, nous avions 5 ateliers qui ont répondu à toutes les questions qui seraient utiles pour la prise en charge des écoles coraniques du Sénégal. Donc je crois bien que nous avons bien travaillé, les ateliers ont bien travaillé. Un rapport de synthèse a été produit, un pré-rapport, et qui sera retourné à une commission scientifique qui va travailler là-dessus. Et ensuite, ce document sera retourné à la base pour validation. Et en ce moment-là, la fédération sera prête pour se mettre autour du table avec n'importe qui pour discuter des écoles coraniques du Sénégal. Je suis Amadou Sikane, je suis ci cadre fédération yi juróomi fédération yi xam ne ñoo nekk ak Thialfane di liggéeyandoo ak moom. ñun fédération yi nga xam ne ñoo ànd ak Thialfane muy suñu partenaire stratégique dañuy yëngu ci mbiri gune ci xale la ñuy yëngu suñu programme yëpp ci gune la jëm ci gune yu néew ju doole te boo nee gune gu néew doole defe naa gune googu fa nga koy fekk mooy ci biir dara ja. Alors bi ñu gisee ne projet de loi bi yëkkati nañ ko te mu indi coow te buntu amagu ci ñu am suñu mbokk sëriñu daara yoo xam ne am nañ ci ay échange yoo xam ne def nañ ko ci ak ñoom ñu daal yokk nañ war nañoo mën a yokk waxtaan ba seet ba xam noo xam ne lañ leen ci mën a jàppale ba buntu am ci la ñu xalaate nag ci ay rencontre yu bare dajale sëriñu daara yi nga xam ne ñoo nekk ci fédération yi parce que loo mënte wax itam mooy fédération yi mooy interlocuteur yu état bi te ginnaaw ñoom am nañoo ñoom déjà ay relation yoo xam ne relation yu vraiment yu rafet la ñu ne daal nañu seet noo xam ne noonu lañu leen kàttanale ba ñu dajale seen mbooloom yëpp ci benn place comme ça génne benn document boo xam ne dana nekk alternative muy seen proposition ci li nga xam ne ñoom la concerné parce que kat mbir mi ñoom la concerné daara yi la concerné sëriñu daara yi la concerné ñun dañ fay na kon rek yombal kat leen jàppale. jàppale Thialfane ci fan la gën a jëm ci ban fan. bon fan muy jëm mooy ñoom amoon nañu déjà problème pour nu ñuy organiser ñetti fan yi nga xam ne moom la ñu def jotaay fii ñun indi nañu ay moyens jàpp leen ci moyens yooyu mais foofu lañ ci yem parce que ay moyens financiers pour jàppale leen ci ba ñu mën a dajale seen mbooloo yi parce que kii boo gisee fa ñu jóge sore na ñii ngi jóge Kédougou les 45 départements dajale lañ leen fii te loolu yombul alors ña nga xam ne peut-être état bi waroon na leen fa mën a taxawu par dajale loolu ginnaaw ñu defuñ ko ñun taxaw nañ ci ba 45 départements yëpp daje fii ci Touba liggéey fi liggéey bi mucc ayib ci ñetti fan yi ba yaakaar naa ne nañ fi génne document boo xam ne bii alors bés bu ñu ci toogee ak état bi dinañu xam ne ñii ay responsable lañu yoo xam ne alors kenn waru leen néewal. ndaje mi tey ci Touba ndajem fédération nationale des associations d'écoles coraniques la sëriñ daara yi association yi bokk ci fédération bi yëpp te nekk ci 45 départements yi Sénégal yëpp ñoo fi daje woon fii ci Touba kër Serigne Touba ngir waxtaane lan lañu waajal ngir man koo gaaral Sénégal gouvernement ba sénégalais yi jullit yi kilifa diine yi ñëpp ñoo xam ni mbiru daara soxal na leen lan lañu waajal ngir jox leen ko ci la ñu nekk ci ñetti fan yi le 26 le 27 le 28 bu ci nekkit liggéey nañ ko ci ay atelier yoo xam ni séddale nañ ko atelier thématique yoo xam ni thèmes yi ñu gën a soxal yu jëm ci wàllu luy daara ak ay valeur am yan lañ war a sàmm lu jëm ci wàllu fan la war a jële lu muy dunde lu jëm ci wàllu
naka lañ ko war a tërale ñu jëm ci wàllu tam lan moo war a nekk digganteem ak ñiy doxal réew mi mooy état bi cadre juridique bi nga xam ne ca lay yëngu loolu yëpp waxtaane nañ ko ci ay atelier ba dëppoo ca indi ca ab document tàmbalib document boo xam ni bu rëy la bu am solo boo xam ni mi ngi tàmbaliwu di jëm ci wàllu ñu war koo war a parfaire ak i experts yi nga xam ni fédération bi capitalisé na leen dajale na leen li nga xam ni mooy tomb nag yi ëpp doole ci ñu mën a jukkee ci document boobu pour wax ni yii mooy ay principe am ba ca jiitu mooy fédération bi dafa jàpp ni daara alquran dafa war a nekk daara joo xam ni day taxaw ci kaw wasu alquran waaye di am kattanu joxe ak jël di yokku di joxe di jël ci wàllu tarbiya maanaam li ci wàllu yar li ñuy jàmbat ci réew mi yëpp ci ñàkkub yar ak doxalin ñu nu naqari daara alquran moo war a nekk daara ja nga xam ni moo ko war a joxe waaye itam li feeñ ci wàllu tarbiya yar muy ci domaine yu mën a doon daara dafa war a nekk lu taxaw ngir man koo recevoir man koo jariñoo duññi ko joxaat ko société bi ñaareel bi ci tomb yooyee mooy dëgëral pas-pasu diine bi nga xam ni moom la daara yi jàngale ci Sénégal pas-pasu diine boobu dafa sukkandiku ci gëm yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonk saxaaba yëpp fonk imaam yëpp fonk sunu maam yi nga xam ni ñooñu sosal daara yooyu doxalal nu ko ba ñu agsi fii weg leen te continuer di nekk seeni taalibe diine jooju nag dafa sukkandiku ci baalante jéggalante sukkandiku ci jikko yu rafet sukkandiku ci jëflante bu rafet ak nekkin wu rafet diggante ñi bokk diine te bokkuñu tariixa ki sëriñ waaye ñi bokkul diine tam seen jëflante nekk lu rafet bi ci des mooy jëmbat valeur traditionnelle valeur yi nga xam ne fi lan ko fekk ci réew mi te daara réussir ci dajale ko ba mu ko booleeg alquran valeur yooyu ñu jëmbat ko moo xam xaalpulaar la moo xam mandinka la moo xam séeréer la moo xam wolof la kum ci mën a doon valeur yooyu ñu jëmbataat ko ci suñu biir njaboot niñ ko donnoo ci suñuy maam ba ca topp mooy ñu fexe ba lu jëm ci wàllu yar lu ca aju daara man faa àgg indi fa appooram maanaam indi fa aw meloom jeexital fa ba mën a jariñ société bi yëpp bi ci topp mooy lu jëm ci wàllu enseignement supérieur ñu gën koo organiser ba amalal ko daara ba ñuy génne ci daara yi am fu ñu mën a àggalee seenum njàng lu mel ni ijaazaat yi ak shahadaat yi loolu ñu xoolaat ko ba nga xam ni day nekk loo xam ni dafay taxaw di àggale liggéeyub daara ba ñu am ay débouché maanaam ay génnuwaay ci ñi nga xam ni ñooy jàng ca daara ya ba ca des mooy garantie formation professionnelle de base maanaam bi nga xam ni moo laltaay liggéey bi yépp ci biir daara yi ba nga xam ni daara yi dañuy mën a continuer la ñu nekkoon ca ñu xam ko ci histoire ci productivité muy mën a continuer di am ci biir réew mi di continuer ci daara yi te di am njariñ ba ca topp te mooy bi mujj ci principe yooyu mooy amal yaatal lu jëm ci wàllu waqf islami maanaam joxe ngir yàlla googu ñu yaatal ko defar ko ba nga xam ni moo xam azaka yi ñuy dajale ak ñiy jëf ngir yàlla yooyu yëpp ñu dajale ko ba daara yi man koo jariñoo te moo mu jeexital ci feeñu daara yi loolu mooy principe maanaam tënk yi nga xam ni ci gu gàtt mën nañ koo tënk yi nga xam ni reflété na document bi ci jeexital bi nag ñi ngi sant bu baax kilifa diine yëpp sunu sëriñ yëpp sunuy maam sunuy wayjur di sëriñ daara yi mag ci réew mi ndax bu ñu fàtte ni ñoom suñu maam yooyu suñu kilifa yooyu ay sëriñ daara lañu ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye cant googu yëpp ñu teg ko ci loxol sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke ndax mu teewal leen waaye ci këram lañ nekk ci kër sëñ Touba la ñuy defee liggéey bii di sant tam suñu partenaire bi nga xam ni mooy Child Fund seen taxawaay liggéey bi nguur gi santuñu ko Child Fund mi ñu ci jàppale santuñu ko sëriñ daara yi ñoo toogal seen bopp xalaat ni war nañoo daje waxtaan lu leen di benn la seeni xalaat ci lu jëm ci luy doxal daara yi bañ ko xalaatee yàgg na waaye ci seen man-mani bopp lañ ko doon doxee man-man yooyee nag am nañu ca jàpp loolu mooy liggéeyub Child Fund ñëw gis ni sëriñ daara yi lii ñu def de lu amal solo réew mi la lu amal solo yar la lu amal solo gone yi la ñu dugal ci seen doole
jàpp ci ba sëriñ daara yi mën a dajale sëñ daara yépp fii ci Touba waaye xalaat bi moom sëriñ daara yi ñoo ko xalaat kenn santu leen ko liggéeyu luñ ci kenn taxu leen cee jóg lu dul bëgg a daje ñoom ci seen bopp waxtaane ba xam xalaati sëñ daara yi ci Sénégal yépp projet de loi bi nguur gi daf ko yëkkati woon sañ na ko waaye retiré nañ ko ci lu leer xam nañ ni retiré na ko annoncé nañ ko ci lettre lu ñu bind annoncé ko ci wax lu ñu bind muy acte tam de responsabilité ndax président bu yëgee ni borom daara yi li ñu proposé d'accord ñu ci mu retiré ko loolu li muy tekki mooy acte de responsabilité la ñun nag lii ñuy def du tontu projet de loi bi taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy daara loolu yëngal na ko d'accord yëngal na ko waaye nag daara war naa am lu mu proposé ni nii lañ jàpp ni buñ doxee woon baax ñuy liggéey nag pour indi proposition yooyu alternative boobu ca lañ doon liggéey